asalaamaaleykum téléspectateurs yi safoo di seetaan MAF TV yëpp ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbég ak contentement dellu si seen émission ni ñu koy defee chaque semaine muy chronique de la semaine. tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaan ci xew-xew yi nga xamante ni xew na ci réew mi depuis ñu koy dégg muy coow li nga xamante ni am na fi muy coowal Ousmane Sonko. ñu gis ni depuis am na ay manifestation yu ci am te ba tey dakkut jëm ci ñi nga xamante ni ay jeunes lañ di ay patriotes bokk ci ñi nga xamante ni moo di parti Pastef ñenn ñi bokkuñu sax ci parti bi mais mu doon ay manifestation yoo xamante ni ku ne gis na ni mu demee am na ñoo xamante ni gaañu nañ ci muy ci côté force de l'ordre bi comme ci côté population bi am ay yàqu-yàqu yoo xamante ni am na ci mu doon loo xamante ni lépp doon loo xamante ni doonu loo xamante ni lu gën la doonu loo xamante ni tamit ñi ngi koy xaar fi nga xamante ni moo di ci réew mi mu doon loo xamante ni amul kenn koo xamante ni bëgg na ko amul kenn koo xamante ni maanaam rafetlu na ko ñu bëgg nag tey am waxtaan boo xamante ni bëgg nañ ko jëmle ci ñi nga xamante ni ñoo jiite li nga xamante ni moo di réew mi muy kilifa aada yi ak kilifa diine yi ñuy wax ni coow dañ koy fay ca ndoolteer ba lu ko mooy dina àgg foo xamante ni dina kéemaane tey dina doon loo xamante ni boobaa fay ko dina jafe loolu ndax waxoon naa ko depuis ca début ba ni lii nan ko arrêté bi nag du waxewu ma comme quoi que ni même certes bu ma gëmul li nga xamante ni tuuma la bu nu teg ci kaw man la engagé man maa ko gëmul am na koo xamante ni mi ngi toog ci rukk bi mën na gëm moom it li nga xamante ni moom la moo xew maanaam moom lañ jiiñ Ousmane Sonko moom mën na koo gëm mais ñun ñëpp ay sénégalais ñun ñëpp ay patriotes la mais lépp lu mën a am rek man ko teg ci yoon Ousmane Sonko sénégalais la citoyen la comme ñëpp Adja it sénégalais la citoyen la comme ñëpp ñoom ñaar bu fekkee dafa am lu xew jàpp naa ni dana war a bàyyi yoon daf liggéeyam mais gis nañ ni lii bu demee ba demee nii di koy indi mooy dafa yàgg am ay mbir yi am bu ne ñëpp bu ne nan bàyyi yoon daf liggéeyam maanaam day mel ni mbir yi bu ñëwee day dëppook li nit ñi doon xaar peut-être loolu mën na tax nit ñi génn mais tey jii réew mi toll na foo xamante ni bépp képp nit koo xamante ni yaa ngi ci réew mi moo xam dangaa jiite mouvement moo xam dangaa jiite ay association moo xam dangaa yor lu ne war ngaa xoolaat sa toogin xoolaat sa doxalin ndax kat danoo ne ci réew moo xamante ni kenn comprendre tout ni muy fonctionner parce que ñaari nit kii jiiñ ni dañ koo violer kii ne deful jàpp naa ni bu fekkee ñoom ñaar képp la concerné mbir mu du àgg fii mais tey ñi ñuy dégg ci biir coow li jaar fii coow li jaar na fii ay xeeti nit yoo xamante ni jëmaluñu réew mi fenn taxaw di wax ay wax yoo xamante ni kenn mënul comprendre am na yoo xamante ni nan bàyyi fayantoo bi ñun waxuñu pour ni
comme kuy wax ni da nga bokk mooy waxoon naa ñun bokkuñu Pastef mais dafa am loo xamante ni du ay mbiri Pastef du ay mbiri PDS du ay mbiri APR du ay mbiri sénégalais la seen biir ba pare mu concerne ñun sénégalais parce que tey jii la xew keroog cité kër góor gi am na ay nit yoo xamante ni yàqal na leen te bokkuñu Pastef bokkuñu APR duñu sax politique ñu jël seeni oto taal ko ñu jël seeni lii seeni mbir yàq ko moo tax ñu naan ay du yam ci bopp borom ñi war a wax te toog di seetaan bés bu réew mi tàkkee bu nu jàpp ne fa nu toog te nañ ci mucc duñ ci mucc ñu war a wax ci coow li nañ ci wax coow li arrêté balaa muy àgg fu mu wartoon a àgg parce que trop c'est trop lii mi ngi bëgg a ëppi loxo lii mi ngi bëgg a ëppi loxo nit ku nekk nag am nga droit am nga sañ-sañ que ni nit buñ ko tuumaalee wala ñu wax ko dara moo xam am na amul nga ñëw wane sa soutien si dangay ànd ak moom naqarlu bi wala dangay dem benn côté ku ci ne am nga si sa droit ku ne mën nga génn wax li nga yëg Sénégal la nekk dañ ne démocratie dafay dox nan bàyyi menaces yi nan bàyyi nit ñi ni jàpp te teguñu ko ci yoon encore une fois réew mii dama ko wax chaque jour ku fi ne danga fi ne rek mais danga fi jóge palais bi tabaxuloon ko pour kenn nit ministère yi tabaxuñ ko pour kenn nit yéen ministère yi ngeen ne ak palais bi ngeen ne am nga ñeneen ñu fa newoon te ñooñu am na ñun fa fekkoon ñoo xamante ni ñoom la remplacé ñoo ne ñeneen yéen da ngeen fi jóge ñeneen ñëw ñu remplacé bi kon ngalawaay nan teg mbiri ci yoon te bàyyi yoon daf liggéey yëpp nanu bàyyi ngir yàlla yoon daf liggéeyam te ñi ci war a wax nan wax parce que lii day taalub réew lii ñuy toog di seetaan kilifa diine yi nañ jóg parce que coow mënul toll fii ba mel nii amul benn kilifa diine bu ci jóg addu te loolu warut duñu bàyyi nag ba coow li àgg fu mu warta àgg ñu bëgg a jóg di wax bu boobaa kat gars yi du leen déglu kat ndax ba wax jotee waxuñu kilifa diine ñi ngi leen ñaan ñu jóg génn calmer coow li parce que ñoom képp ñoo mën a régler situation Sénégal actuellement parce que bu réew mosaan yëngu lu mel ni Sénégal mosaan yëngu ba toll ci yenn détails bu kilifa diine benn si kilifa diine bu génnee wax coow lépp danañ koy daal di teg ci suuf valeur yooyu ñu amoon valeur yooyu nga xamante ni amoon na mi ngi fi ba tey kon ñu ngi leen di ñaan ñu génn jéem a dindi jéem a fay coow li jéem a teg lépp ci suuf bu dee lu yoon war a topp la ñu bàyyi yoon librement mu def ay enquêtes yu set te leer bu dee moo def daal ñu ko war a teg xam nañ ko bu dee deful ñu ba jàmbur te ki jiinaate ñu teg ko ci yoon parce que lii baaxul ci réew benn nit jóg rek jiin parce que bu ñuy boole bu ñuy jaxase parce que Ousmane Sonko cër la ko yàlla jox mu jiite ay nit doon leader bokkut ak man mi nga xamante ni jiitewu ma kenn doonuma leader maanaam tey jii man mi bu ab nit jóge woon fii jiite maanaam jiin ma viol kenn du ma défendre maay dem défendre sama bopp day doon sama kàddu ak kàddoom parce que boobaa nit ñi di kat bët yi ñuy xool nii mën nañ koo bañ a xoolee mais tey jii bu fekkee moom benn leader la ba pare nekk ci opposition bi bu ko nit jiinee valeur bët bi ñu may xoolee mënta bokk nan nangu cër bu yàlla di jox nit le président Macky Sall président la c'est le président de tous les Sénégalais ku ko bëgg ak ku ko bañ mooy président de tous les Sénégalais malgré bu nu àndut ak moom ci benn ci lenn lu muy teg wala
bugguñu koy moom la fi yàlla teg cër boobu nit ñi dañ ko koy nangul cër la boo xam dañ ko koy nangul mais teewul moom it bu ñu keneen amee beneen cër da ko war a nangu te xam ni mbir yi moom ndénkaan la rek dañ lay dénk rek boo dindi ko jotee dañ koy dindi kenn du ko téye éternellement kon mbir mi nan ko fay ca ba fay jotee sinon dina jur ci réew mi loo xamante ni ay suma yëgoon ngay dégg te loolu mën naa ñàkk ci réew mi di Sénégal ba pare ñuy éviter yenn xeetu nit yu fitna yi ñuy invité ci plateau yi ñuy wax ay wax yoo xamante ni wax yokk coow kese la ñi may wax xam nañ seen bopp aw ma tànn fi di tudd ay nit yenn nit yi ñuy invité ci plateau yi ñuy wax ay wax yoo xamante ni day taal réew mi nañ ko éviter nekk di wax ay wax yoo xamante ni ñi koy déglu sax xam na ni yow li ngay wax waxoo fi waxi dara waxi fitna ak waxi bañ nit ki rek ngay def boo bañee Ousmane Sonko wala ay Ousmane Sonko Pastef yow loolu yow la concerne yow ak Ousmane Sonko mais nan bàyyi réew mi ñuy jël di ko yokk di lëndëmal xelu nit ñi ak di nekk di wax ay wax yoo xamante ni mën na taal réew mi loolu nañ ko éviter encore une fois maa ngi koy waxaat ñi nga xamante ni ñoo yor presse yi moom presse yi ñi nga xamante ni ñooy def plateau yenn journaliste neen xool yenn xeetu nit ñi ni invité bu coow tollee ci moment yii parce que dafa am réew foo xam ne fu muy toll journaliste képp moo ko mën a fay parce que nit ki nga xamante ni waxkatu fitna la ak waxkati ñaawteef la doo ko invité ci plateau lu bu réew tollee ci cadre yu mel nii parce que lu dul yokk histoire du ko def ku bëgg nag jaay sa télé wala bëgg ñu lay seetaan ba nga def loo xamante ni ëllëg mën na jur loo xamante ni di nga ko rëccu loolu c'est à éviter am na yenn xeetu nit yoo xamante ni seeni wax moo arrangé wul askan bi rawatina moment yi ñu toll nga xamante ni noo toll ci moment yoo xamante ni du ñi ngi fexe nu Sénégal redressé waat ñi ngi fexe nu Sénégal teguwaat ci yoon ñi ngi fexe nu Sénégal valeur yi mu pertoon mu am ko yenn xeetu nit yoo xamante ni heure bu ñu génnee di wax fitna la ñuy wax ñooñu dañoo war di leen éviter ci yenn plateau yi nañ leen ciy éviter télé boo yoree télé wala nga yor site internet boo xamante ni ñëpp dañ koy seetaan del xool li nga fay def na doon luy jëmal réew mi kanam mais bëgg ay vues wala bëgg ñu lay seetaan ba tax ngay éviter yenn xeetu nit ñi nga xamante ni seeni heure bu nu waxee nit ñi taf seen gémmiñ c'est à éviter ñu ngi koy ñaan ñu ngi leen koy wax parce que réew mi fii mu toll nii tax na leneen lu dul réew mi tàkk feebar baa ngi nii nit ñi liggéeyatul kenn doxatul guddi économie baa ngi daanu nit ñi dafuñu sax remarqué ni Sénégal économie baa ngi daanu xeeti daanu boo xamante ni kenn mënu laa wax nu mu toll boo duggee àll bii dugg Mboro dugg Nootu dugg Jogo baykat yi ñi ngi jooy seen légumes yépp a ngi yàqu te ay millions lan fa def dañ koy leb ci banque yi seen légumes yaa ngi yàqu ah ñu nekk ci loo xamante ni ñi ngi jéem a fexe nu nit ñi jéemee sax doxee benn tànk ñuy indi jéem di fexe luy tar réew mi bërki dem moo njaay coowal mbuurkat bi ah nekk nga leer yenn coow ba bari ci biir crise fàtte nanu sax Covid bi kenn mënu laa taxaw wax la ne la tey lii kaalan am talatuñ ko sax ba pare ñu bëgg a dolliwaat leneen ci kaw sénégalais yi daa am mbir yoo xamante ni ñu ko jël tegee ko te côté xool ni Sénégal mi ngi dugg ci benn guute crise économique boo xamante ni gars yi dafa ñu sax analyse baykat yaa ngi sonn fi nu ne kenn gëstuwu leen lijjantiwuñu leen sax
ñi ngi topp ay wax yoo xam ne ku nekk xam na ni lii du waxi dara du waxi tus. Il est temps d'arrêter nag il est temps d'arrêter élection locale yi yaa ngi nii heure bi waroon nañ cee jàll bu yàgg mais dinañ topp coow yi di topp kii ba poussé ci élection yi nan leen yeewu provocation yi nga xamante ni ñu ngi ñu ci woo buñ ko lijjanti nanu dox bu nu amee lu nu metti ci ki nu fal xam nañ li ko fiy teg bu fekkee doon ko fiy bëgg a tegaat xam nañ liñ ko fiy tegaatee mais du ay xeex du ay xuloo du ay yàq alali jàmbur yi ni yàq xam ngeen ni loolu rafetul. nit jënd otoom di ab jeune jënd otoom jënd ay otoom di ci liggéey ñu taal ko mu ngi ko koy fay kan moo koy fay c'est pas normal rafetluwuñu ko te li ko indi xam nañ ko ba pare nan li may wax chaque jour nan bàyyi force de l'ordre bi ñuy boole population bi man loolu chaque jour dama koy kaas force de l'ordre bi nañuy défendre population bi jiitu ci ñoom que état ñoom rek ñoo mën a calmer dëkk bi ñu ngi leen di ñaan lépp loo gis waxtaan la ay nit bu ñu dajaloo dañ koy bañ nañ ñëw waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga dañuy tas dajaloo la ñuy bañ nañ leen fekk fi leen tere leen ne leen lii kat lii dañ koy tere parce que ñoom ak population bi ñoo for parce que ñoom danoo ne ci di liggéey population mais après bu nu demee ba nga xamante ni maanaam retraite dikk na mais wala ñu génn leen armée dañuy delluwaat ci population bi kon donc fi nga jóge te tôt ou tard da nga fay delluwaat fexeel foofu jàmm di fa am ñi ngi ñaan jàmm ci réew mi ñi ngi ñaan jàmm ci réew mi te di wax encore une fois kilifa diine yi nan jóg dox jàmm ci réew mi ñu ngi gërëm bu baax Abbé Benjamin gis nañ ko bu génn def sorte bu am solo gis nañ tamit jeune marabout yi nga xamante ni ñoo ne ñasee nii génn tamit ñoom c'est ça le Sénégal nag gars yi génn parce que ku ci ne am nga benn taalibe boo xamante ni gëm na la gëm goo xamante ni soo waxee li nga wax dina ko def ñu ñaan jàmm kalma am te lu bàyyi jàmbur bi nan lu bàyyi jàmbur bi nan lu bàyyi jàmbur bi kiy toog ëllëg yàllaa ko xam kenn xamu ko kenn xamul sax ba xam yow élection yii di ñëw duñ ko fekkee doo ko fekkee kenn xamu ko mooy ki fi nekk ak mooy ñi ko bëgg a wutoo mooy ñun ñi jàpp ni dinañ fekk élection yi booy woote kenn xamul sa ëllëg kon nan leen ñaan jàmm ci réew mi kenn xamagul ñi tëdd tey di nelaw xamuñu ba xam dinañ yeew waaw wala déet loo xamul ku xamul sa suba nag mënoo nekk ni da ngay lijjanti sa gannaaw suba wala sa gannaawaati suba nan arrêté yi nii def ku toog te bopp réew mi yàllaa la fi teg boo fii teggoo ko moo lay teggi te tôt ou tard danga fiy teggee ko dara du fi éternel te da ko fee jaru kon ñi ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal ñëpp di apporter tamit suñu soutien di wax ni na jàmm am ci réew mi di ko ñaanal di ñaan suma mbokk jeunes yëpp ne leen nan calme xam ne lu dul yàlla neen la na ñëpp calme jéem a fexe ni nga xamante ni ay xeex ak yooyu yëpp doo am yàq yi ñu éviter ko parce que
li ñuy yàq suñuy moroomu jeune ñoo ko moom suñuy moroom moom mën naa am sax ki ngay yàqal moog yow a ànd kon yàqal nga sa bopp li ñuy yàq ñun ñoo ko moom bu ñu poussé ñu yàq li nu moom loolu maa ngi koy ñaanal jeunes yi di ko ñaan jigéen ñi di ko ñaan mag ñi di ko ñaan waa Pastef di ko ñaan ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi rek nañ éviter yàq yi ñi nekk ci bopp réew mi bu ñu poussé nit ñi ñuy dem ci loolu ci yàq gi bu leen ciy poussé kon ñi ngi bëgg ñëpp di rafetlu ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ñuy envoyé message di ñu encouragé waaw message yëpp ñu ngi koy jot ñu jot appel yi kilifa yi nga xamante ni ñu ngi ñuy woo di ñu encouragé di ñu tegaat yoon ñun lépp ñu ngi koy gis ñu ngi rafet yëpp di ñaanal ñëpp jàmm comme ni ñu koy waxee chaque jour rek di leen jox dig daje ci semaine bi fin de semaine pour yeneen émission di leen wax ni jërë ngeen jëf di nuy équipe technique bu MAF TV yëpp waaw di bëgg ci ñëpp di leen dox dig daje ci biir semaine bi jaa ngeen jëf